baax na waaw salaamaaleykum yéen taskatu xibaar yi salaamaaleykum ñëpp ñu nekk di ñu setaan ci réew mi ak ci bitim réew di jébbal suñu njaal officiel ñi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ñu koy jox seen ay waajur di ko jaal Sénégal bi yëpp moment bi ay doomi réew ñàkkee seen bakkan ci coobare ak xarañte ci def lu bon ak xarañte ci suuxal ab réew seeni njaboot di leen di jooy ña ànd ak Macky Sall ñoom da tàccoo ko bàkku ci rey yii ñu rey sénégalais parce que wax ji loolu la bu ay nit dee nga mattu tàccu mooy da ngaa d'accord ci ñu rey kon ñu ngi jébbal suñuy njaal officiel famille yooyu di naqarlu ak ñoom di leen wax ne bu mu fa ñëw di indi ceeb ak xaalis parce que loolu la mën rey la ba noppi rey sa doom ba noppi indil ko ceeb ak suukar ak xaalis famille bu mu ci fekk ci di la yóbbul ceeb ak suukar neen ko dàq ci biti doo rey sama doom ba pare dama indil ceeb ak suukar Aliou Sané wax na ko léegi Sénégal dafa nekk ci dundu tartar boo xamante ne musut am ci histoire u Sénégal muy gàcce bu rëy Afrique gi yëpp Sénégal gàcce la fi am fu ne nii fu ñuy romb dañuy yolos ñu nekkoon réew moo xamante ne ni tabbal ñu di ko tagg ci kaw nit ñi di ko magnifier ci suñu démocratie foo tourné ñu naan la Sénégal waaye léegi soo dee sénégalais Mali sax tël tëj kaso opposant activiste ak képp koo xam ne yaa ngi wax loo xam ne àndul ak moom su defoon genn wàll gi rek ci assurer la sécurité des sénégalais kon jamono ji yëpp kenn du fi wax ay waxum agression ay waxum rey ay nit ay waxum nangam ak sàngam mooy maanaam moom programme am ak planning am mooy indi kawo ci Sénégal indi jiixi jaaxa jafe-jafe ci Sénégal pour mën a imposer sa dictature son état policier moom moo la gën a xam ne loolu du jàll. commencé woon nañ ko ñaari ay bés ci ginnaaw di wax ne ñi ngi dem ci tournant bu am solo ndax conseil constitutionnel saa buñ ko séentoo ci wax lu amal solo askan bi mu wan ñu ne ñu askan bi nekkuma fi kamay jox ay avantage ay oto ak ay salaire yu ñu yokk kooku laa fi nekkal muy président bi nekk di exercer le pouvoir ci jamono boobu defoon na ko ci jamonoy Abdoulaye Wade mu ngi koy defaat ci jamonoy Macky Sall mii bokkoon ci ñun ñii doon kaas naan conseil constitutionnel bi baaxul décision mi baaxul tey même conseil constitutionnel boobu noonu moo nekkaat di ko appliquer la mu namm ci réew mi muy lu garaaw nga jógee ci conseil constitutionnel bi wàcc ci ki nga xamante ne moo war a organiser élection yi ci boppam kooku mooy problème bi François bu mu tuddati sax Antoine Félix Diome c'est lui le principal problème parce que munoo organiser ay jongante ba pare di football waaye mais finalu Sénégal Égypte Mo Salah mënul woon nekk arbitre ba pare football munul ne te Macky Sall ci boppam à l'époque dafa kaasoon révoqué Ousmane Ngom ba Abdoulaye Wade wane grandeur changé ko indi keneen pour ñu mun dem ci ay élections yu apaisé mais tey ñi ngi fàttaliku ci Aly Ngouille Ndiaye def na woon du ma ko def bi yoon waxul du ma ko def patt la ci def di def la ko soob di def la ko neex waa ji ne fi di wax lu ko neex di jël décision yi ko neex ñu indi réew mi ci instabilité boo xam ne musut am di créer ay mbirum rebelle yow même l'Assemblée nationale amuñu accès sur le fichier de la Casamance ñu jël le problème de la Casamance sérieux bi mu sérieux ci ñun waa askanu Sénégal ñu teg ko ci espace public bi seen ay saagakat ci internet bi di wax naan ay rebelle dugg nañu Sénégal jàpp nañu rebelle bi ay procureur génn di ci wax ay waxu daanu ci saret ci lu dem ci mbirum sécurité intérieure u Sénégal ñu am gaz am pétrole am leneen ak leneen nga xam ne réew mi almet buy kosu réew mi di tàkk ñoom ñu jël almet bi di ko foyee ci buntu gaz bi nga xam ne kon ñii liggéey taxu leen jóg taal réew mi moo leen tax a jóg ñu ne li conseil constitutionnel di waajal décision bi mu ci war a jël dafa am solo na lire le droit élection dafa am règlement ku war a bokk ak ku warut a bokk la tax nit di bokk soo ko remplir da nga bokk la tax nit du bokk soo ko remplirul bul bokk waaye li ñu gis mooy
conseil constitutionnel bi jëlul responsabilité dafa pire dafa saaga le droit. Le conseil constitutionnel a insulté le droit insulté xelu sénégalais yi saaga képp koo xam ne yow professeur yooyu fa nekk ñoo la jàngal ci université bii wax la ne la lii mooy droit ñoom Omar a ngi fii si ginnaaw ay étudiants lañ ñoom nee nañ xàmmeetuñu seen ay professeurs ils se disent que du kii wala du ñii ñoo leen doon jox ay cours seen classe parce que lépp lu ñu leen jàngaloon salfaañee nañ ko teg nañ ci seen tànk pour plaisir u Macky Sall pour bànneexu Macky Sall ak njabootam conseil constitutionnel bi génne décision boo xam ne éliminé na ay liste yu bëri ñi ci société civile bi wax nañ ko sànq gëm sa bopp bu buggaan wax nañ ko jàmmi réew mi bu ñoom Fadel wax nañ ko ñoom Serigne Boub mais ñu ne li gën a ti ñaaw mooy mu ne yow équipe nationale bu Sénégal day football yi waaye Sadio Mané Kalidou Koulibaly Edouard Mendy Gana Gueye yéen du ngeen football remplaçant yi ñooy ñoom ñooy football ñii duñ football waaye moom équipe am ay kàngamam yëpp danañ bokk yow nan mu ngay football ak nit ba pare ne ko yow waaw say kàngam duñ bokk man samay kàngam kese ñooy bokk loolu waxu caaxaan la Sénégal yi ngeen comprendre ko noonu soo nee waa ji say remplaçant ñooy bokk titulaire duñ football mooy match ña nekk titulaire bokkuñu mais yow say remplaçant ñooy football ko ñu ne ko nag conseil constitutionnel vraiment yow nag bii nag moom moo xadd kaaba gi décision bi nag moo xadd kaaba ga parce que nag foye droit à ce point foye ay articles yoo xam ne ñoo ko toog tëgg ko ci suñu mum réew ngeen jël ko foye ko dëggate ko comme ça musut am te gàcce la te l'histoire retiendra te bu leen yaakaar ne parce que tey Macky Sall mooy tooyal seen ceeb kër suba ëllëg kenn du leen ko fekkee kenn du leen ko toppee kenn du leen ko fàttali yore njaboot ci mim réew di jël yenn décision yi ak taxaw yenn taxawaay yi dama defe ne fàtte ëllëg am na moo tax la ci la coalition Yewwi Askan Wi jël décision def marche ñëpp naan marche bii wala lee mais en toute responsabilité ñu def yëfu mag organiser ay milliers de sénégalais ñëw ci place bi fees del amul kenn ku ko mën a lam-laamee heure bi jotagul sax pare nañ ku ne dem nga sa yoon bañ nettoyé fa def fa la ñu war a def mais ñooñu bu ñu woote waatee manifestation te yow jàmm rek tax laa jóg mais ki defoon wan la laajaat pour defaat mais jox ko mu def Macky laisse les gens manifester Aliou Sané wax na ko léegi jamonoy Abdoulaye Wade dem na benn moment on demandait plus les autorisations on adressait plus de lettres au préfet dañu dem ba obélisque dafa nekkoon place Tahrir bu Égypte dañuy ñëw rek dem toog Wade jël sécurité teg ko buntu RTS ne fii bu leen fi romb bu leen dem place de l'indépendance ci la loi Ousmane Ngom bii génn tey bi bunkériser Dakar aay nit ñi ñu génn mu ne yéen bu leen romb fii teg cordon foofu les gens manifestaient comme ils le voulaient chaque jour loolu mooy démocratie mais dama gis naqar bi sénégalais yi di gonfler seen biir xol yi coono yi sénégalais yi di dund jafe-jafe yi sénégalais yi di dund soo leen bàyyiwul ñu exprimer ko ci nii ñu exprimer ko ca nee te loolu moom mooy dëgg Macky Sall ci histoire du Sénégal mooy président bi ci gën a jógee ci ndóol parce que ndóol ci la màgg nan ngay màggee ci ndóol xam luy ndóol dugal sénégalais yi ci ndóol man dama defee woon ne ku xam luy ndóol di nga fexe ba sa askan duñ dund jafe-jafe ndóol waaye yow ndóolal nga askan bi xiifal nga askan bi fajoo askan bi jàngaloo askan bi joxoo liggéey askan bi mais di màttu rek ay li fi amoon du fi amaat lu raw moo am keroog le 17 bi nga ko aayee lu raw li amoon mars daaw moo am parce que su dee mars daaw ay milliers de sénégalais ñoo génn nga rey ci 13 bii li génn matul noonu ci dayo bi mais rey nga ci 3 kon proportionnellement lu ko raw moo amaat parce que da nga rey 3 ci fukk bële nga rey 13 ci junni yow rey rek kil tué de sang-froid balle réelle qui a commandité cela et jamais on n'aura de coupable duñ mës a am ku ñu jàpp ne kii moo rey xale yi kenn du ci mës a indi lu leer chaque fois ñu rey ay doomu sénégalais te kenn du ci indi lu leer ñu lay xamal ne la Macky bii yoon le 29 bii nii opposition bii di Yewwi Askan Wi woote waat na soo leen bàyyiwul ñu def seen manifestation ci jàmm comme ni ko suñu constitution waxee soo leen bàyyiwul ñu def li nga xamante ne c'est leur droit ñoom ñoo ko moom ndeyu charte réew mi moo ne
fépp fu sénégalais ne nga am lu la naqadi moo xam jaadu na jaaduwul mais dalaa naqadi yow am nga droit nga dem yëgal autorité bi ne ko damay dem ma ñaxtu ko li ko war mooy mu ñëw ne la fii bul ko dépassé fii nga ma wax heure bii bu jotee demal ndax kat soo aayee manifestation la nga ciy def ci matériel def ko ci police def ko ci lacrymogène def ko ci ndox mu tàng def ko ci tiital dëkk bi ci mobiliser suñu frères policiers yi duñu lekk duñu naan soo ko defee ci encadrer une manifestation du sax toll un quart 10 policiers mun nañu sécuriser une manifestation autorisée 10 alors que une manifestation non autorisée il te faudra 1000 à Dakar 1000 à Guédiawaye 1000 à Pikine 1000 à Ziguinchor 1000 ailleurs parce que partout dans le Sénégal les gens vont manifester mu neex la mu naqadi la mënoo ci dara et dans la diaspora c'est que Macky ña lay yónni ña ngay bañ ñu yëg ne Sénégal mu ngi yëngatu waa France yëg nañ ko Macky bàyyi bu naqat sa bopp adduna bi yëg nañ ne Sénégal am na guuta baaxul tout le monde est au courant France gi ngay bañ mu xam ne Sénégal yëngatu na yaa ngi fokkati droit yi ils le savent seen ambassade baa ngi fii am nañ ay renseignements généraux ils savent tout ce qui se passe ñoo la ko gën a xam te France moo mee la ngemb moo la gën a xam ne askanu Sénégal du nangu mu foye ko France boobu affaire u Sénégal la parce que suñu démocratie bi ñu xeex ba moom ko moom Macky Sall musul nooyi lacrymogène waxoon naa ko fii ba muy indi maire gàddoom bi 18 heures dafa ne pëccet dem musul fekkee fu ñu sànnee lacrymogène xamul xeex xamu ko xamul jafe-jafe xamul métti xamul raak musul raak looloo waral pour moom raak bi moom day jël durée waaye bi yoon Macky di nga raak de Macky di nga raak parce que dañ pare raak yow dañoo pare pour raak te Sénégal gi yëpp ay raak képp koo xam ne démocratie moo la ñoŋal di nga raak incha allahu rabbi le 29 bàyyil nit ñi ñu dem manifester si jàmm buñ jógee ci le 29 ñu bëgg a manifester waat le 27 ak le 30 ak le 40 bàyyil sénégalais yi ñu manifester parce que fii ba élection yi di ñëw Macky bàyyi ngaa am jàmm ci mim réew parce que ñun amuñu jàmm munuñ ñàkk jàmm nag nga toog sa palais di am sa jàmm yow du day yomb munul ne soit tu gères le pays ci ay règlement ak ay droit ak li war soit ñu wan la ne la ñun boo ñu joxul boo tegee droit suñu kaw ñu jël li ñu askan bi li ñu suñu constitution may mais jàpp ay député te dindi woo seen muraay kiiraan jàpp ay maire jël ay nit opposant tëj nañ bunkeriser leen Aliou Sané wax na ko léegi jamonoy parrainage noonu la ñu defoon ñun ñëpp Kër Simon ñu xëy war a déparé Kër Simon mu teg cordon buntu Kër Simon ku génn mu jàpp la stratégie yooyu nga xewal amul problème kon incha allah nañ ci dem ak yow le 29 incha allah bàyyi sénégalais yi ñu manifester bàyyi waa Yewwi Askan Wi ñu def seen manifestation on appelle tous les sénégalais ñu génn massivement li nga gisoon keroog lu ko quadruple ngay gis parce que toute cette force silencieuse ñu ne woon patt toog naan mbirum Yewwi la ak Macky tey jii xam nañ ne nekkatul mbirum Yewwi donc mbirum Sénégal la ak suñu démocratie et pare nañ suñu démocratie lam ñu jaraloon 2011 lu ko raw la ñu jaralaat tey te dinañ la ko woon incha allahu rabbi kon loolu laa ci bëggoon a dolli di wax ne que ñi nga xamante ne ñoom la ñuy woowee société civile bi nga xamante ne ñoo fi jiitu ñëpp ci Sénégal daanaka nekk ay leader ci Afrique ñoom bind nañ bataaxal boo xam ne ñun signé nañ ko xam naa ñeneen dinañ ko signé pour dem ci Nations Unies dem fépp foo xamante ne droit lañ fay wax pour fàttali leen ne Macky Sall mii ci biir Sénégal la Sénégal amoon ca démocratie yëpp salfaañe na ko foye na ko yàq na ko dëggate na ko xotti na ko et que lu ko neex la nekk di def c'est un dictateur buy ñëw fii ci Afrique de l'Ouest pour que ñu ñaawlu ko ci àdduna bi comme ni ñu koy ñaawloo fii ci réew mi di artu nag di yëgal suñu famille yi suñu parents yi suñu kilifa yi di leen wax ne ñaari nit bu ñuy xeex nga ñëw fekk ki yore fetal fekk keneen ki taxaw boot ay loxoom nga ne ko yow mi boot say loxo bàyyil xeex bi déet ki yore fetal kay ngay aaye leen ki yore fetal bu ngeen ko aayewul gën añu boom ndax ñun kese du ñun rek ñooy dem ñun ñëppay ñëw te nee nañ la Sénégal jaral nañu lum la jaralul yow Macky Sénégal jaral nañu lum la jaralul yow